asalaamualeykum sunu mbokku jullit yi asalaamualeykum sunu mbokku taalibe yi asalaamualeykum yéen ñi ngeen xamante ni dimanche bu jot ci waxtu bi yéen a ñuy déglu ci chronique bi nga xamante ni ñu ngi leen koy defal fii ci États-Unis d'Amérique xam ngeen ni nag dimanche bi ñu weesu ñëwoon nañu fi nga xamante ni moom mooy Thiéyène di leen wax nag li nga xamante ni moom mooy taarixu Thiéyène Thiéyène nag doon dëkk boo xamante ni nee nañ leen ba ñu fay indi Serigne Touba bi nga xamante ni jóge na Mauritanie en 1907 ba mu nekk fa en 1912 doon na zone boo xamante ni bu metti la woon. ci ñu tam indiloon nañ leen taarixu li nga xamante ni mooy Serigne Touba ñaari dëkkam yooyu mu fa amoon muy Daaru Rahman ak fi nga xamante ni moom mooy Daaru Khoudoss. wax na li leen nag Daaru Rahman mel na ne ki nga xamante ni mooy suñu maam Thierno Birahim Mbacké moo ko jënt sant bi moo ko jëkk a sant. ginnaaw bi tubaab yi xamalee Serigne Touba ni dinañ ko indi foofu nga xamante ni moom mooy Thiéyène waxoon nañ leen aussi jafe-jafe yi nga xamante ni murid yi ak jullit yi amoon nañ ko pour fekk ci Serigne Touba foofu nga xamante ni moom mooy Thiéyène di leen wax ni nag tubaab yi mel na ni boo demee sax ci archives nationales yi dañu bëggoon Serigne Touba jeexal dundam fi nga xamante ni moom mooy Thiéyène parce que joxoon nañ ko fa lu mat 2 kilomètres yoo xamante ni ay suuf la. ndaxte rappelez-vous foofu nga xamante ni Thiéyène c'est dans le Jolof te dafa doon dëkk boo xamante ni dëkku sàmm la waaye dëkku sàmm la Serigne Touba nag activité principale bi nga xamante ni moom la taalibe yi def mooy mbay te xam ngeen ni bay sàmm ak baykat fu ñu dëkk rek day xaw a am li nga xamante ni moom mooy ay conflit donc nag loolu lépp moo tax itam tubaab yi joxoon nañ ko fa 2 kilomètres yoo xamante ni bi ñu demee ci archives nationales yi xam nañ ni suuf soosu ñu joxoon Serigne Touba dañu bëggoon mu dëkk fa ak limité ko ci nombre néeg yi nga xamante ne ñoo waroon a nekk Thiéyène waaye aussi limité ko ci nombre visites yi nga xamante ni moom la war a am par bis. mbokk jullit yi mbokk taalibe yi saa bu may évoquer histoire Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul damay tiit. ndax xool sëriñ bi fi ñu ko yóbbu Gabon yóbbu ko fi nga xamante ni moom mooy Libreville yóbbu ko fi nga xamante ni mooy Mayombe nga xam ni Mayombe ak Libreville rek ëpp na presque 2 fois Dakar Tamba Sëriñ Touba war koo def ci ay conditions yu metti ñu jële ko Mayombe indi waat ko Lambaréné sëriñ bi nekk ci ay conditions yu metti mu ñëw am fi ab diir ñu yóbbu ko Mauritanie parce que naar yi yaakaaroon nañu Mauritanie ci moment boobu effectivement lépp li nga xamante ni mooy intellectuel savant boroom xam-xam ci monde bi Mauritanie moo ko ëppoon Sëriñ Touba di der bu ñuul ñu indi ko Mauritanie naar yi testé ko gis ay mbindam fàq ñëw jox Sëriñ Touba seen bopp. tubaab yi ni loolu doyul ñu indi Serigne Touba Thiéyène conditions yu metti kenn du ko seet si Serigne bi nekk fa ak dignité bëgg l'islam liggéeyal yenent bi ba tubaab yi indiwaat ko njaareem Diourbel dernière étape Serigne Touba ba bi mu fiy jógee en juillet 1927 amul benn moment boo xamante ne rek war naa mën a dem rek dem fenn te tubaab yi d'accord ci sëriñ bi liggéey lu rëy loolu bàyyi ko fi donc nag ñun bu ñuy indi taarixu Sëriñ Touba war nañoo tiit ci héritage boobu ñu Sëriñ Touba bàyyil ni mu diise ak ni mu rëyee ci contexte boobu ñu nekk nag ci jamono jii ñu nekk tey jii yàlla baaxee ñu am koo xamante ni mooy sëñ Mountakha Mbacké ñuy ñaan mu yàgg fi loolu di wér di sëriñ Touba ci lépp ci mbaaxam ci dimbaleem ci gëm sëñ bi ci fonk ko mu jël kàddoom jox ko sëñ Bassirou Mbacké doomu sëñ Abdou Khadre Mbacké l'imam des imams mu wax ci kàddoom ni xale yii di dem ci géej gi lii ñuy def xaru la te xaru la sëriñ bi li ko intéressé du ni Macky Sall mooy responsable du état bi mooy responsable ku nekk sëriñ bi li mu war a def rek la def bu ñu demee ba loolu ndaw yi déggatuñ ko société bi nekk na ci crise boo xamante ni c'est une crise profonde sëñ Bass Abdou Khadre li mu war a def la def
booy dem ci géej goo xamante ne xamuloo nu mu toll mosoo dugg ci géej ngir lan ngir tere nga àddina booy dugg ci géej goo xamante ni di dem Espagne xamuloo fu Espagne di féete ngir alalu àddina ak noo ko man di defe rek loolu xaru la. dëkk bi nag dafa bari ay naafeq bari ñoo xamante ni du ñu wax dëgg nit ñi moo tax nit ñi duñu taxaw waaye sëñ Mountakha Mbacké mi jël lu mat 20 millions dem Mbengeen bi nekk Louga nga xamante ni xale yu bari dañ faa faatu kër gu nekk mu jox leen 1 million kan moo ci dimbali nit ñi coow rek comme ni ma koy defee. waaye tey jii bu ñu defee deuil national waroon nañu organiser journée de solidarité nationale jël ay koom jox ko ñi nga xamante ne ñoom seen waajur yi ñoo fi ñàkk. loolu nag du tere ñuy interpeller état bi moom mi nga xamante ni moo yor responsabilité dimbali nit ñi def ay politique de jeunesse waaye aussi du tey ñu interpeller famille yi nga xamante ni xale yi dañ fay juddoo ñu naan leen chaque jour diw réussir na defoo lii ba xale yi xabtalu dugg ci géej gi te koo ci laaj bu tàggoo waajuram ak bu ko tàgguwul lépp lu muy wax day wax maa ngi dem pour dimbali ci samay waajur. donc la solution c'est d'abord au niveau des familles. La solution c'est ensuite au niveau des leaders d'opinion société civile bi ak chefs religieux yi mais la responsabilité c'est aussi au niveau de l'État du Sénégal moom mi nga xamante ni dañ ko jox suñuy man-man jox ko suñuy kàddu jox ko suñuy budget ni ko dimbali ñu pour réew mi gis yoon bu muy jaare waaye Serigne Bass Abdou Khadre li mu war a wax rek la wax te kilifa noonu lay def alerter ni xale yi yéen a ngi jëm ci suicide bu leen ko def. bu leen ko dara jaral effort bi ngeen di def pour dem ci géej gi ñàkk seen bakkan def leen ko pour changer réew mi mu nekk ci ay loxo yu baax bu fekkee ni yaakaar ngeen ni réew mu nekkul ci ay loxo yu baax liggéey leen. Hier j'étais frappé bi ma gisee benn xale boo xamante ni marché Ocass Touba wàcc na daanu na xale bi di wax ci média yi ni li ma ci ñàkk ëpp na 10 millions. te sama liggéeyu bopp la xale bi boo koy xool sax amul 30 ans mais damay delluwaat liggéeyaat même su jaree may defaat marchand ambulant dinaa ko defaat pour ñëwaat parce que xam naa ne lii yàlla moom la dogal ci ñun voilà qui est responsable mais bu kilifa waxee ñëpp di xam ñenn ñi di ko bind lettre personne bëgguñu apprécier phénomène bi mais on veut situer les responsabilités. Oui, il faut situer les responsabilités et c'est en premier l'État du Sénégal qui est responsable. Mais aussi, en tant que parents, en tant que guide religieux, en tant que leader d'opinion, nous devons nous adresser aux jeunes pour leur dire que li ñuy def en fait c'est un suicide. Chers amis ak auditeurs, sunu chronique bi tey ñu ngi ko def ci li nga xamante ne rek mooy Barsaq ou Barcelone comme ni ko xale yi waxee. di jaale képp koo xamante ni doomam wàcc na ci liggéey yaakaar ji ñu amoon seen doom yi yàlla bu ko nguur gi tas yàlla na nit ñi jàppale leen ci barke Xaadimu Rasuul di leen jéggalu nag lii moo doon seen chronique bu tey di leen jox rendez-vous incha allah ci kàttanu suñu borom dimanche prochain ñu ñëwaat ci li nga xamante ni moom mooy suñu histoire bi rek ci yéen jërë ngeen jëf.